Info Soir comme tous les soirs ñu am mbégte dellu siwaat ci plateau bi ci première partie bi nag ñu ciy dalal directeur général bu Sonacos war ci wax ci wàllu gerte gi ndax nag campagne de commercialisation bi door na ni ngeen ko xamee 3 décembre ba la ñu génn ñuy nuyu bu baax Modou Diagne Fada di la dalal ci plateau Info Soir. maa ngi lay nuyu Binta di nuyu say téléspectateurs yu góor yi ak yu jigéen ñi di am mbégte di ñëw ci seen plateau bi pour wax ci wàllu gerte gi voilà. dinañ wax itam ci wàllu politique bu ci xajee ndax nag xam ngeen ne moom mooy président parti politique boobu ñuy wax LDR Yeesal bu ci xajee kon dinañ si ñëwaat ci actualité bi ci langue politique yi li xew ci Sénégal ma di ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne di la nuyu bu baax. di la fay Binta Diallo di nuyu tamit téléspectateur télévision Futurs Médias am yaakaar ni waxtaan bi nga xamante ne nañ ko seq ak suñu gan gi di Modou Diagne Fada xëy na askan wi dana si jëlee daal li nga xamante ne daal moo di nga neen. Modou Diagne Fada campagne de jaayum gerte gi door na 3 décembre ba la ñu génn fi nga jiitee muy makkaan muy Sonacos amoon na dafa am yéene jënd bile yoon 150 000 tonnes ci gerte gi bi mu dooree le 3 ba tey ana fan ngeen ci toll. ñu ngi lay gërëm Binta di dalal xelu sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan campagne bi ubbi na le 3 décembre le président Macky Sall ci conseil des ministres bi ñu passé moo jël dogal bi fixe yi tamit njëg gi 210 francs prix plancher daañ ci dellusiwaat xëy na ci kanam bi mu ko defee nag ci le même jour bi ñu demee assemblée nationale ba 13h 14h jot dama daal di wàcc ci terrain bi jaar Diourbel seet nan la fa campagne bi tàmbalee ba mu fa jógee ma dem fanaan ni Kaolack xëy suba dem Kaffrine dellusiwaat yi tamit Lindiane ba démb ak monsieur le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural mu lancé officiellement la campagne de commercialisation de l'arachide. Alors suñu xel dal na parce que Diourbel fii ñu toll nii lu mat juróom-ñaari camion déchargé gun nañu ci ñaari fan ñu am fa lu toll ci téeméeri tonnes ak fanweer ak juróom-ñett Kaolack lu mat juróom-benni camion déchargé gunu wala déchargé gun nañu ñu am fa lu mat téeméeri tonnes ak fukk ak juróom. wàllu sud bi nag muy Kolda ak Ziguinchor tàmbaleeguñu parce que xam ngeen foofu liggéey bi pareegul muy mbàcc meek bees beek yooyu pareegul moo tax ñoom amaguñu camion mais daal ci li ma for waxtaane kook ñi nga xam ne yàgg nañoo topp campagne agricole campagne arachidière jafe na semaine bu njëkk bi nga mën a déjà dajale lu toll noonu ci ay camion ak lu toll noonu ci gerte kon mën nañu jàpp ne bu ñu demee ba ci kanam ba ñëpp pare parce que même bi may dem Kaffrine maa ngi romb naaf yi romb gerte gi ñi di ko bees pare guñu woon mais je crois que bu ñu paree ba ñu toll ci digg campagne bi je crois que li ñu bëgg muy 150 000 tonnes mën nañ ko am ba sax wut ko dépassé incha allah pour que ñu mën a am gerte gu nga xam ne usines yi daañ ci mën a liggéey mais aussi ñu am gerte gu nga xam ne daañ ko mën a bokk ak organisme yi nga xam ne dañu nekk ci kaw gi tey liggéey ci wàllu gis nañ ne yaa ngi rafet njort ci wàllu wi mais récemment on a entendu le ministre de l'agriculture di woo producteurs yi en esprit patriotique ndax nee nañu aussi ñu jaay leen yéen waa Sonacos moo gën ñuy jël gerte gi di ko jaay ñeneen pour sauvegarder le capital semencier est-ce que ministre bi dafa am lu mu ragal foofu moo tax muy non je crois que devoir am rek la def en tant que ministre de la République bu doon président Macky Sall aussi noonu lay waxee je crois que bu doon yowee tamit noonu la ñuy wax je crois que la préférence nationale warul nekk rek un thème vain suñu amee suñu société bu nekk une société nationale nga xam ne ay doomu Sénégal yu bari ñoo ci liggéey ci daan seen doole tabax ci seen kër yor ci seen njaboot yaakaar ci nekk ci ba retraité ñeneen nekk fa ñuy ko ni dem mais bu ñu sañoon lépp lu nga xam ne dafay taxawal liggéey boobu du am te li bokk na ci li mën a taxawal liggéey boobu amuñu matière première suñu amul matière première mais Sonacos mënul liggéey suñu amul matière première yeneen huiliers yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi tamit duñu mën a liggéey ñu jàpp rek ne bala ngay laax jaay dangay laax lekk je crois que appelu ministre bi ci foofu la jëm ndax su fekkee ne yow da nga nekk opérateur semencier gouvernement bi jox la semence subventionné ko jox la intrant
subventionné ko jox la matériel agricole subventionné ko yëf yi ñor keñ wax dëgg yàlla ci kuréelu état bi nga ko war a jaay mais waroo wax rek ne tey marché bi neex na xaaral ma dem jaay ji juróom benn fukk wala juróom ñaar fukk bàyyi fële li nga xam ne. mooy pourquoi pas bu fekkente ne gis nga ñu mel ni chinois yi tey ñëw ñu lay jaayee 300 francs 400 francs yaakaar naa ne doo ko fa ñëpp ñëw naan da ngay jaay état bi à 200 francs. xam nga teewaayu étranger yi ma bañ a spécifier tudd ñu jóge ci benn dëkk. dafa nekk lu nga xam ne lu baax la ci économie réew mi. parce que tamit marché man en tout cas libéral la li ma gëm mooy concurrence ñoom am nañ seen atu yi ñu am mooy njëg gi mais seen njëg ci jamono bi lay toll c'est la loi de l'offre et de la demande. la loi du marché. voilà c'est la loi du marché fii ñu toll nii gerte raar na ñu yéegal seen njëg mais tey bu Sonacos tëjoon ñu ne gerte bari na ñu wàcc seen njëg donc boo ci wékkoo ci ñoom. mën na nekk lu nga xam ne mën na laa indil jafe-jafe benn ñaareel bi aussi dans la concurrence kenn ku nekk ak say argument ak ñun suñu argument xaj na pour le moment nekkul njëg gi parce que ñun 210 la ñuy jëndee te 210 yooyu ñuy jëndee dafa nekk volonté politique bu nga xam ne chef de l'État daf ko exprimer foofu parce que tey calcul yëpp li mu wane mooy kilo gerte fanweer la war a jaar président Macky Sall ne loolu xalaatu ko. lu mu yées nañu ko jëndee 210 lu mu yées dañu ko jëndee 210 nag li mu undu aussi te président Macky Sall waxaale ko mooy ku mën a jënd téeméer jëndal ku mën a jënd juróom benn fukk jëndal ku mën a jaayee téeméer jaayal ku mën a jaay donc kooku xam nga kon mu ngi protéger paysan bi te même suba bu fekkente ne offre bi dafa bari aussi daf ne lu mu yées bu kenn wàcc 210 donc ak noo ko mën di jëlee je crois que am na ay fàggute fi mu jël pour que daal baykat bi moom mun ci gis boppam maintenant ñoom am nañu loolu tey mais ñun tamit li ñu am mooy le circuit officiel. li ñu am mooy la garantie li ñu am mooy gaaw la fay parce que loolu tamit jàpp naa ne lu bees la ci campagne bi xaalis bi jiitu fi gerte gi ñu def teg ca ki indi gerteem tey ñu fay ko tey ensuite ak ay instruments de mesure yu fiable parce que ñi nga xam dañuy jënd ci àll bi tamit ay bons impayés. non yooyu non waxuma la sax bon impayé mais dañ ne sax du am rupture de paiement maanaam du am sax rupture de paiement boo joxee sa gerte tey lu mu yéex suba ginnaaw suba aujourd'hui nous sommes assez liquides grâce au soutien du chef de l'État bi ñu may ñu mën a dem Arabie Saoudite teel a dem Arabie Saoudite waxtaan ak waa banque islamique fexe ba sax ba ren début campagne bi kenn lebaluñu xaalis Sonacos bu daan commencé campagne début bi dañ ko daan lebal xaalis muy les banques relais ñoo ko daan lebal xaalis pour mën a tàmbali ren nag ñun ñoo jël suñu xaalis dénk ko banques yi di ca jël li nga xam ne moom la ñu soxla pour fay opérateurs yi démb d'ailleurs wax naa fii tonnage yi nga xam ne moom laa lim ku déposer sa gerte Sonacos entre le 3 le 4 le 5 jot nga tey ji may wax ak yow sa chèque mu ngi sa poche wala sa ordre de virement mu ngi ci sa biir compte banque yaakaar naa loolu yi tamit mbir la yu nga xam ne te instrument de suñuy pompe bascule dafa fiable gars yi nag li ñuy jënd ci àll bi léegi la ñuy ñëw ne la damay jëndee 260 280 yow baykat bi nga jàpp ne fi nga jàpp dëgër na mu peese dem mais nax na la ci poids bi donc am na mbir yu bari yu nga xam ne boo ko seetloo li gën a wóor mooy nga jël sa gerte dugal ko ci circuit officiel circuit bu am stabilité circuit bu am garantie mais circuit bu nga xam tamit dafay dundal sa réew dafay dundal sa entreprise yaakaar naa ne kenn ku nekk ci ñun war na mën a am taxawaay boobu. alors monsieur le ministre léegi maa ngi la dégg aussi ngay indi argumentaire par rapport ak li nga xamante ne moo di prix bi c'est vrai que état fixé na li nga xamante ne moo di prix officiel bi mais tey jii est-ce que mën naa yomb wala sax ndax xel mën naa nangu itam nit gis ki nga xamante ne day ñëw ne la par exemple kilo bi maanaam ñu ngi koy jaayee par exemple à 500 francs état bi ñëw ne la man 210 si li ma la dégg nga wax léegi prix bi est-ce que tamit loolu dana yomb ci ki nga xamante ne moo di béykat bi mu nangu loolu maanaam vendre moins cher à l'état ba pare gis que peut-être quelqu'un nga xamante ni mu ngi koy proposer plus est-ce que loolu su ma ko waxee c'est beaucoup plus le marché chinois parce que dañu ko nëbbante parce que dégg nañu ko benn bu dul ñaari yoon ci quotidien yeeg ci li nga xam moo di rajo yi ñu koy wax effectivement des paysans yi nga xamante ni nee na ñoom bu ñu gisee ni que Chine fay na leen lu ëpp li nga xam moom la établi fay dañ koy dem jaay ko. xam nga leeral bi may leeral rek bu gouvernement bi ne prix plancher 210 gouvernement waxul prix 210 de dafa ne prix plancher 210 ça veut dire que lu ko tàmbalee 210 ba 1000 francs lu neex waay jënde lu neex waay jaayee
loolu tamit souvent dañuy tuumaal gouvernement naan prix officiel non non gouvernement daf ne prix plancher. maanaam du prix bu fixe. non du prix bu fixe mais li gën a yées rek lañ la wax. maanaam li nga xam ne néew nga jaay ko. voilà li nga xam ne moom boo ko wàccee yoon dal sa kaw. d'accord mooy ñaata lay jëndee. 210 lay jëndee. 210 lay jëndee ci producteur bi. ci non Sonacos sax li muy jëndee ëpp na 210 parce que dinaa ko leeral léegi. opérateur bi moom mooy jëndee 210 ci baykat bi. mais ñun li ñuy jëndee mat na 230 237 parce que dañuy tegal marge opérateur bi 14,5 francs ci kilo bu nekk. dañ koy mais parce que mooy liggéeyam. moom bu demee voilà mooy bénéfice am bu demee jënd ci àll bi ci baykat bi 210 dañ koy tegal marge am 14,5 mais dañ koy fayal aussi transport 12 francs bu fekkente ne fi mu ko jëlee ak bureau bu Sonacos bi rombul 150 kilomètres parce que bu dul loolu moom tamit du ci mën a am dara donc ñun boo ko xoolee lim ñuy dikk 236,5 la ñuy dikk. alors donc li président Macky Sall wax te mu nekk lu nga xam ne souvent Sénégal dañ ci bàyyi président Macky Sall waxul ne njëg gi 210 la parce que bu fekkee ne njëg gi 210 la même ku dem ci luuma yi di fa bëgg a jëndee 230 wala 250 yoon dal sa kaw. mais est-ce que Sonacos amul possibilité dafa wax ne 210 mooy li gën a néew donc lu ko tàmbalee 210 jëm ca kaw ku mu neex nga jënd ku mu neex nga jaay yaakaar naa loolu tamit wax naa ko léegi. mbir la mu jara leeral bu baax a baax te gëm naa ne loolu tamit li ko tax a jóg mooy bëgg baykat yi am lu ñu def seen gafaka am lu ñu dugal seen poos am yi tamit buñ jëndee mënee jënd téeméer baax na buñ mënee jaayee juróom-ñaar fukk baax na ñun amuñu ci benn problème loolu sax moo ñu gënal boo ko dee seet mais li ñu wax rek mooy kiy jaay aussi na xam ci muy jaay lan la ak li ñu koy peeseel est-ce que poids bi ñu ko déclaré moom la wala du moom est-ce que wóor na wala wóorul est-ce que tey bu ñu ne woon na Sonacos tëj na usine yëpp tëj ñu bàyyi njënd meeg njaay moom ak ñu nga xam ne dëkkuñu ci réew mi ñooñu bis bu ñu demee ba dem nan la filière bi di def moo tax ma jàpp ne ak lu mën di xew war nañ ko organiser ba nga xam ne huiliers yi daan ci gis seen bopp exportateurs yi muy ñooñu nga tudd daan ci gis seen bopp mais ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi di dox suñu diggante ak paysans yi aussi gis ci seen bopp. mais gis nañ ne yow avant ngay ñëw peut-être mën naa wax que vous avez la baraka parce que am nga xaalis bi avant l'heure mais avant ngay ñëw dañ daan dégg sous le magistère de Pape Dieng que producteurs yi di réclamer seen xaalis à la Sonacos bi nga ñëwee lan nga fa fekk bor wala jeexal fay ngeen ko ba mu jeex. xam nga Bint maa ngi nuyu Pape Dieng le directeur général Pape Dieng je crois que lim manoon ci wàllu liggéey wàllu coono wàllu sonn wàllu taxawu Sonacos def na ko kër nag da nga fay nekk ba sa lim sa àpp jot nga dem keneen ñëw c'est comme ça que ça s'est passé avec entre nous te da ngay ñëw fekk ay tànk yu nga xam ne nit ki def na ko nga yokk jéego yi jàpp naa ni tamit loolu moo tax souvent ñu wax waaw xam nga Sonacos am na ay bor loolu moo géej gi saf na xorom ñoo yem mais du Sonacos dong moom ay bor société yi nga xam ne bari nañu ay bor aussi bari nañu éponge dette yooyu waaw ñoo ngi ci déjà instruction yi ma jox sumay service mooy bépp bor fournisseur mooy les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes économies ñi nga xam ne dañuy ñëw ñu fay ñu amal leen transport parce que jël nañ suñu gerte yóbbul fenn ñi nga xam ne dañu war a jënd ci ñoom ay préforme wala ñu war a jënd ci ñoom ay pièces de rechange wala leneen dama ne bor yooyu bu mu taxaw parce que li tax warta taxaw aussi mooy ñooñu dañu yore ay emploi te la meilleure façon de lutter contre le chômage mooy entreprise yooyu bu ñu am problème ñoo ngi leen di recenser ñoo ngi leen di fay ku ci def réclamation bu ñu la amee les 15 millions avance le 7 millions tey ne la BRB bu ñëwee ñu mottali la te incha allah l'objectif mooy fay loolu beneen dette bi ñu xam mooy doon des dettes sociales ay retraités yu nga xam ne dañu liggéey ci kër gi ba dem à la retraite doon topp ci li nga xam ne ñoom ñoo ko doon cotiser bi ñu nekkee ci jamonoy Sonacos biñ ñu ko waxee juróom benn weer lañ fi defagoon amul benn retraité bu nga xam ne léegi amee nañ la ñi ci mujj ay chèque 1 million lañ leen defal kenn ku nekk booru gàmmu gi avancé nañ leen booru màggal Touba avancé nañ leen lu jëpp tabaski donc ameelatuñ leen
dara. ñu ngi fay ay prime de productivité ñu ngi fay allocation familiale donc jàpp naa ne te ensuite ñu ngi fay suñuy échéance loolu moo ci ëpp solo parce que xam ngeen ne at mu jot Sonacos dañ koy lebal xaalis pour mu campagne mu jënd gerte mais loolu ñu koy lebal dañ koy wax ne ko fukki weer ñaar la yem biir fukki weer ñaar yi il faut nga delloo liñ la lebaloon donc dañ ko koy séddale ci at mi ne ko échéance bi da nga joxe 5 millions de dollars échéance bi nga joxe 4 millions de dollars avant ñuy ñëw nag ay difficultés amoon na fa yu nga xam ne défaut de paiement la Sonacos nekkoon mais yàlla mu ñuy suturaal mois de mai ba léegi amul benn échéance bu nga xam ne Sonacos fayu ko mieux Sonacos sax day dem léegi bay anticiper ay échéance am mooy li mu ameel banque islamique échéance au mois de janvier 2020 le 27 janvier 2020 moo doon échéance bi incha allah balaa le 10 décembre dinañu ko fay. gis nañu banque islamique bi yoon moom moo gën a fës ci seen campagne te avant dañu daan dégg crédit agricole moom moo leen financer la campagne de la Sonacos demoon nañu sax bay wax banque verte. loolu yëpp dégguñu ko bile yoon. lu ko xam nga li ko waral mooy ndaka jekk banque islamique ñetti at yi ñu passé AITFC muy filiale banque islamique ñoom ñoo daan financer campagne mais ni mu daan demee nag mooy comme ñoom daawuñu comme financement bi daawul teel a ñëw. par exemple financement campagne 2018 2019 non 2018 2019 waaw ñu ngi ko premier décaissement bi ñu ngi ko am le 27 janvier 2019 mais avant le 27 janvier 2019 fekkoon na campagne bi ubbi ca décembre mais pour que Sonacos doon ci génn nag ci la daa dem ci banque bu mel ne bi nga tudd léegi. banque agricole wala dem ci BNDE wala dem ci beneen banque ne ko lebal ñu xaalis moom lañu daan wooye les banques relais. lebal ñu xaalis ñu tàmbali. comme ça su AITFC ñëwee fay la. loolu tamit nekkoon ay pertement yu mag Sonacos. parce que Sonacos da daan dem leb ci banque yi ñu teg ko intérêt. ba pare banque islamique aussi di ko teg intérêt. ren nag loolu la ñu dindi banque relais amul parce que teel na ñoo jóg teel a dem négocier ji. ba am koppar yi nga xam ne moom la ñu war a am ba nga xam ne fi mu toll nii mooy li mu wax léegi ñun ñoo dénk banque yi tey tamit loolu beneen intérêt bi ci nekk non seulement amatuñu ay intérêt ñuy tegal ensuite financement bi dina gaaw mais xam nga bu njëkk bu la banque daan lebal nga ñëw fekk Binta Diallo mu nekk OPS nga war ko defal facture 60 millions pour mu dem fay ko ji comme banque bi daan lebal léeg-léeg bu Binta ñëwee mu ne ko non 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 Sonacos amu fi xaalis mu daan indi ay yéex-yéex. mais ren nag loolu mënul am parce que suñu xaalis dañu fa dénkaane te nee naa la man ak monsieur le ministre de l' agriculture démb ay chèques dañ doon def teggi teg ca. ku joxe tey ñu fay la tey ñi nga xam ne joxoon nañu leen chèque seen chèque yëpp démb leer na ma ne tey jii koppar yaa ngi ci seen biir poos. donc ren ay bon impayé moom dañu ko romb. mais gis nañu avant démarrage campagne agricole bi électorale laa bëggoon a wax mais agricole wala arachidière que dañu wax ne gis nañu dans la presse ñu bind que ne producteurs yi ñu ngi brader seen ay récoltes parce que CNIA dafa yéex a fixer le prix aux producteurs est-ce que loolu du yàq indi benn gàkk-gàkk ci campagne. non ren moom li ma dégg mooy plutôt baykat yi kaañu nañu. parce que avant campagne bi di commencer kilo gerte dem na ba 300 nangam. donc yaakaar naa ne dañoo teel a tàmbali. loolu tamit ça se comprend boo demee tey dans le nord du pays nit ñi presque pare nañu. dans le centre du pays ñi féete ci kaw xaw nañu pare mais ñi ci suuf pare guñu boo demee dans le sud moom presque dara pare gu fa ci wàllu defar bi ñuy defar gerte gi pour mën koo jaay donc ren. waxtu wi nga xam ne rek moom la CNIA daan fixé prix bi mën nañu wax ne soriwu ko trop xëy na nag ren dafa xawoon a gën a jafe waxtaan yi parce que xam nga CNIA yi tamit kuréel la gu ëmb ay ñu bare balay président bi di wootee ndaje nag war na am ñu mu déyoog ma Samba déyoog ma Demba pour ñu waxtaan pour que bu ñu àggee ba ci waxtaanu mag ba ñu mën a déggoo mais déyoo boobu nag kañ na moo xawoon a yàgg parce que dafa am ay privé yu taxawoon temm ren ne comme subvention amul comme état bi du subventionné ñoom du ñu bokk ci campagne bi wala bu ñu ci dee bokk yi tamit du ñu romb 170 francs su CNIA mën naa fixé prix bi 170 daal ñu bokk su ko CNIA mënul nag ñoom du ñu bokk wala bokk du ñu ko nangu. ay Sonacos ay organisation paysanne ay élus ñoom ñoo taxaw ne li privé yi bëgg du fi amee parce que ñun mënuñu nangu
prix bi yées 210 donc waxtaan yooyu nag dafa laajoon jël temps mais je crois que Sénia def na liggéey bi ni mu ko war a defee alhamdulilahi rabbil alamin proposé na prix bi validé nañ ko mu nekk un prix plancher de 210 te dama bëgg le mot plancher. Alors monsieur le ministre juste une dernière question par rapport ak Sonacos actuellement nii xam nañ que Sonacos bokkoon na ci fleuron économie industrielle du Sénégal gis nañ que Sonacos a vécu quand même énormément de difficultés mais tey jii nii ba nga ñëwee léegi ban jéego nga ci def pour permettre à la société mu nekk en tout cas sur ses pieds comme on dit. Voilà, l'objectif en tout cas que nous nous sommes fixés c'est pas seulement de pouvoir payer des dettes, de pouvoir payer des fournisseurs, de pouvoir respecter des échéances. kooku c'est pas l'objectif. Vraiment bi ñu indi c'est important nag. parce que loolu moo lay wan ne yaa ngi dox. mais vraiment ñu li ñu bëgg mooy jaabal li ñu bëgg mooy daw bu baax a baax pour que Sonacos dellu mel na mu melatoon. mais est-ce que su boobaa ngeen xool tamit seen campagne de communication parce que bu ñu nee Sonacos pour la généralité dañuy jàpp ne diwlin kese la alors que am na ay produits dérivés yi nga xamante ne. dëgg la non mais c'est parce que diwlin boobu ñuy wax sax. at yi ñu passé yëpp presque diwlin dootu leen ko woon gis ci biir marché bi. mooy dosette bi nii. mooy dosette niinal bi wala li ñuy wax muy ñëwaat na bu baax muy arador bi wala ñaani bi. léegi boo demee ci boutique yi dem ci surface yi grande surface yi da nga leen fay fekk. donc mais ambition bi ñu am te loolu mu ngi tàmbali parce que dañuy wax ne ndimbal dañ ci fekk loxol borom. le président Macky Sall ci conseil des ministres 18 septembre jox na ndigal ministre de l'agriculture. ministre des finances et du budget ministre de la coopération ne leen na ngeen moderniser te ngeen restructurer la Sonacos boobaak léegi tamit en relation ak la Sonacos ñu ngi ciy liggéey tey jii am nañ benn plan d'urgence bu nga xam ne ñun bi ñu ko estimé 16 milliards de francs CFA la mu ngi ci circuit bi pour ñu seet nu ñu amee ay partenaires yu ñu jàppale pour que parce que ñun attan nañ loolu ñun ku ñu lebal loolu mën nañ la fay suñu wàllu bopp li ñuy soxla rek mooy caution état mooy garantie état pour que ñu mën a moderniser restructurer Sonacos parce que Sonacos du benn bërëb dong Sonacos mu nga Louga Sonacos mu nga Kaolack Sonacos mu nga Ziguinchor Sonacos mu ngi Dakar Sonacos mu ngi ci dëkk yu bëree bëri te ren jii ci campagne de commercialisation bi pour atteindre 150 000 tonnes yi mais pour gën a jige aussi baykat yi ubbi nañu benn dépôt bu mag Kaffrine ubbi nañu benn dépôt bu mag Kolda ubbi nañu aussi benn dépôt bu mag fii nga xam ne mooy Tambacounda donc Sonacos mën nañu wax ne mu ngi wër réew mi yëpp donc plan boobu bu ñu ko financé Sonacos mën na dellu fa mu nekk mais en attendant sur fonds propres parce que ndimbal na ca fekk loxol borom les travaux de fin de campagne de cette année d'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA ñu jëlee ko suñu gafaka bopp ñoo ngi fexe ba am na ñetti atelier yu am solo ci biir Sonacos muy atelier détoxification suñu amoon jot daañu leen leeralal mais mooy bi nga xam ne moo ñuy may suñu ràkkal ji ñu mën ko jaay ji Europe tey jii depuis ñeenti at suñu ràkkal ji mu ngi fii jógee mënu dem Europe parce que amuñu woon détoxification incha allah daañu ko réparer 2020. waaw beneen atelier bi mooy atelier d'extraction xam nga ne ràkkal ji. bu ko usine bi génnee noonu rek des na lu mat 12% 14% 20% dëwlin daañu fexe ba loolu tamit ñu réparer ko ngir mën a am un taux de rendement plus important. beneen bi mooy autonomisation en énergie. parce que tamit autonomisation en énergie nekk na lu nga xam ne lu baax la parce que Sonacos mënul wéy ci électricité li ñu dese daanaka bareetul maa ngi ko doon wax sànq yaay jiite LDR Yeesal di parti politique boo xamante ni depuis la présidentielle da ngeen jàppale le président Macky Sall am na ñaari xew-xew yoo xam ne am na fi très rapidement bu bëggoon la ci laaj muy. mën ngaa yem ci gerte gi rek. déedéet waaye nag il faut que ma cabaxal la ndax xam naa ne politique bi ci la te itam laaj sax du politique ndax dañu gis ne naufrage bi am ca Mauritanie ba ay sénégalais gaañu ci am na ñeneen ñi ci faatu mais am na 15 sénégalais yoo xamante ne faatu nañ ci lan moo ci sa gis-gis. d'abord ñu jaale seeni mbokk di ñaan yàlla mu tàbbal leen àjjana ñu jaale aussi suñu mbokk yeneen pays sous région yi nga xam ne ñu ngi woon ci gaal googu nga xam ne déparé wul fii quand même déparé wul Sénégal ci beneen réew le déparé di wax rek ne immigration clandestine dafa nekk phénomène bu nga xam ne phénomène bu doy waar la dafa nekk phénomène bu nga xam ne phénomène bu jéggi dayo la te yaakaar naa ne li ko mën a xeex dëgg-dëgg mooy réew yi lëkkaloo
d'abord réew yi nga xam ne ñoom ñooy pays de départ yi. d'abord ñoom ñu lëkkaloo harmoniser seeni législation harmoniser seeni mesures ba li valable ci Sénégal mën a valable ci beneen réew bu nga xam ne moo nekk suñu wet parce que bu dul loolu bu jafee fii tamit. gars yi dañuy dem fële daal di fay jël bateau benn ñaareel bi aussi réew yi nga xam ne ñoom ñooy réew yi war a teeru ñooñu nga xam ne ñooy dem ñoom tamit ñu waxtaan ak ñoom. pour que ndimbal wala jàppale bi nga xam ne war nañ ñu koo jàppale aussi ñu yokk ko ba nga xam ne ñun tamit daañ mën a jël suñu fàgguteef pour mën a xeex ak loolu nga xam ne mooy immigration. te gouvernement yi aussi fexe nu xale yi toogee fixer les jeunes. chez eux loolu lu am solo la. yaakaar naa ne li Sonacos di def déjà. at mu jot même bu fekkente ne budget mayu ko mu def ay contrat à durée indéterminée mais mu jël ay lu ñuy wax ay saisonniers. ay xale di leen liggéeyloo juróom-ñetti weer fukki weer ak benn et cetera loolu bu ko société yëpp defee gëm naa ne daañu gën a mën a fixer xale ñi ngeen dugal ci kaso bi nag ak ñi mu àndal naka nga ko gisee sur une minute non je crois que Guy Marius Sagna moo dugal boppam ci kaso bi naka mais moo def lu ñuy tere xam nga réew nag dañ koy organiser man mii ba ma daan def lu mel noonu dama daan dugg kaso. 88 89 93 ak leneen leen. am na tamit ñu ko fi def te dugguñu. waaw mais en tout cas man li ma xam. man sama bopp daal laa xam man daal ba ma daan def yu nga xam ne dañ naan ma bul marche ma marche. buñ ma jàppee tamit dañ may yóbbu ko interdire c'est consacré. oui marche war ñu ko non mais non xam nga d'accord marche c'est consacré par notre constitution waaye nag dañu ne la nga bind autorité bi. wax ko fi ngay jaar pour que moom mu mën a jël ay fàgguteefam. autorité bi nag mën naa laa wax ne la d'accord tey baax na mais wala boog bu baaxul mu ne la suba. wala yoon bi baax na bu baaxul mu la nangam. waaye nag yow bu fekkente ne da nga def lu ñuy tere yaakaar naa ne bon gi amul benn problème ci li nga xam ne moo ko dal parce que de toute façon xamoon na ne bu ko defee tamit lii dina ko. lii dina ko dal ñu ngi lay gërëm bu baax Modou Diagne Fada ci teewaay bi ci plateau Info Soir ñu dem publicité dellu si waat ci plateau bi.